Ousmane Sonko ak Adji Sarr jëm ci wàllu mbirum siif bi nga xam ne dañu ko teg ci ndoddum njiitalu Pastef nekk la nga xam ne moom moo yee fitna gi nga xam ne nemmeeku nañu ko fii ci Sénégal. laata ñuy soobu ci àtte bi diggante ñoom ñaar ñu fàttali lenn si li nga xamante ne xew na fi tax fitna ak ay yàqu-yàqu yu bëri jóge ginnaaw bu ñu tegee loxo kii di Ousmane Sonko mi nga xam ne moo nekkoon ñetteel ci jongante yi ñu doon tànnee njiitum réew mi ci atum 2019 yëf yi mi ngi doore ci ab damp ci benn borob liggéeykaay bu ñuy duppee salon Sweet Beauty ci ñaareelu fan bu weerum février jëm ñetteelu fan si weerum février 2021 bu ñu fa génnee plainte jib ndaw si di Adji Sarr daal dinay jubal ci section de recherche bu Colobane di xamle ni Ousmane Sonko da ko siif ba noppi di ko rey mu nekk nag la nga xam ne daal dinay wasaaro ci réseaux sociaux yi njiitelu Pastef Ousmane Sonko daal dinay bind ci di xamle li ni mel dañu ko daal di teg ci ndoddam ngir daal di tilimal dëxam gannaaw bu mu jotee plainte bi nag Ousmane Sonko daal di woo taskatu xibaar yi mu daal di xamle fas yéenewul wuyu ji ndax dafa am mbalaan bi ko yéex. démb toog nañu fii ñu àndil ñu convocation ma fas yéene wax Sénégal yëpp ni du ma uyu ji ëllëg parce que ab député mënoo ko convoqué en tant que accusé tant que teggi woo mbalaanu kiiraayam muy immunité parlementaire. yéemul foofu moom mi di njiitalu Pastef Ousmane Sonko daa di xamle ni fas yéenewul bàyyeeku ci kanam nguur gi ndax moom dafa jàpp ne li ni mel président Macky Sall moo ne ca ginnaawam. wax naa waxu message boobu musul am je les mets au défi ilaa yow mi diin fu ñu génnee message boo xam ne man yónnee naa ko ndaw soos ne ko maa ngi ñëw kon mbokk yi damay dellu ci feddali leen nii lii ab complot politique la boo xam ne Macky Sall ci boppam moo nekk ci gannaaw jamono ji jamono xeex la woo nañ leen ci xeex. juróomi ñetti fan ci weeru février ginnaaw bu mu paree tiitaange juddu suba teel ci këram bu nekk ca cité Kër Gorgui ña nga xam ne ay militant wu Pastef ak i ñu nga xam ne ay soppe Ousmane Sonko ñoom ñi la ñu bëgg mooy aar seen candidat Ousmane Sonko. loolu neex defal boo tëjee Ousmane Sonko dinaa bëri yow saahir jóg yow bëri yow baat. boo dee xool sama ginnaaw ni kon dañoo taxaw di barrer complètement la route. le commissaire de police bi bu ñëwee il m'a appelé. nee na ñoom ils sont venus pour constater et repartir. ñu ngi ñëwaat maintenant non écoutez grand je donne des instructions non écoutez bon déglu dama ne Babacar fii ñëpp ay gëree comme loolu dafa am nag ñun dañ leen wane li mat sëkk mooy discipline détermination. 11h ci bëccëg way takk der yi tàmbalee fees del ci koñ bi ba bëgg a wutali ci buntu kër Ousmane Sonko militants yi ak sympathisants yi daal di taxaw tembe ngir daal di defante ak way takk der yi. ñoom ñi commencé sànni ab ay gaz lacrymogène ginnaaw militants yi itam ci seen boor sànni ay ñu jàpp ay manifestants yu bëri def leen ay garde à vue mu bëri nag ña nga xam ne jëlee nañ ci ay gaañ-gaañ ñoom ñi itam ñu yóbbu leen ci bërëbu fajukaay yi daanaka boo soxee koñ bi sax di nga seen saxaar si nga xam ne mi ngay firndeel que ni yëf yi tàngoon na fii ci koñ bi suba teel ci jamono jooju fële tam ca Colobane ñu ngay wëyal ab lañu bët ci mbirum plainte bi ña nga xam ne jàpp nañ ne dañ cee takk wala jege ñëpp ñu déglu leen ci section de recherche bu Colobane naka noonu li ko tàmbalee ci fukki fan ak ñaar ci weerum février bi li ñuy duppee ay procès verbaux di maanaam kaddu ñi nga xamante ne yaakaar nañ ne xam nañ ci mbir mi dara te ñu déglu woon leen ci secret mu tàmbalee fës
laaj di samp ni ana kan moo génnee li ni mel ci réseaux sociaux yi coow li ne kur ci beneen wàll ga assemblée nationale di pencum ndaw réew mi tàmbalee teg ay jéego ngir daal di mën a teggi malaanu ki raay kii di Ousmane Sonko. Nous avons quitté la salle. Personne mënta wax ci àddina ne lii dëgg la man de mënuma ko wax. Dès le départ, les règles élémentaires de démocratie instaurées à travers le règlement intérieur. kàddu li ñu xañ moo tax man leen dañu museler tey opposition bi. ñoom ñoo xam mais na leen leer na leen Ousmane Sonko du X. mënuñu ne plainte contre X. c'est bel et bien écrit Ousmane Sonko le président de l'Assemblée nationale waxaat na ko ci biir bi ñu defee ces réclamations tout à l'heure. aljuma ñaari fukki fan ak juróomi benn ci weerum février bi ñoom ñi député ca pencum ndaw réew ma daa dinay amal ab séance waaye ñi fare ci kujje gi dañoo daal di génn ca assemblée ba lànk ne duñu teggi malaanu kiiraay kii di Ousmane Sonko ndax nanu ko bëggee jàpp nañ ne dañoo jalgate ab yoon. Merci beaucoup madame la présidente. Il s'agit de l'histoire de notre démocratie. Monsieur le Président, ce Parlement est couché. Procéder à la levée de l'immunité parlementaire d'adversaires politiques, Macky Sall vient encore une fois de nous faire vivre une journée ténébreuse. Et c'est le lieu de faire un appel à tous les Sénégalais pour qu'ils se mobilisent pour arrêter ces pas significatifs que le président Macky Sall est en train de faire pour tuer notre démocratie. loolee nag terewul woon député yi fare ca pouvoir bi daal di wote levée de l'immunité parlementaire bu Ousmane Sonko jébbal ko ngir yoon mën a def liggéeyam. ñu procureur ci plainte boobu ci procès verbal bi ñu ko jébbal mu demander lever immunité parlementaire Ousmane Sonko mais su ko demandé ñun législative lañ est-ce que pouvoir législatif war na bloquer liggéeyu pouvoir judiciaire je dis non. ci jamono jooje ay nit ñu fare ci kër diine yi nekkoon di dox ay tànk jàmm ngir daal di déglu kii di Ousmane Sonko ak Adji Sarr ma nga xam ne ñoo waral coow li ña ca gënoon a fos bokk ci imaam Maam Mactar Gueye bu Jamra. 18 lañu am nañu askanu Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène et même l'église. ci turu collectif des religieux pour la sauvegarde de la paix civile. te suñu jaay le doyen Abbé Jacques Seck jiite ko nekk coordonnateur bi ginnaaw bañ jógee ci Sonko doon sàkku pour wax ak Adji Sarr waaw léegi nag dañuy wax ne am na député bu jóg muy El Hadj Diouf nee na d'accord ci lànk ba tëdd ci suuf. seen mbébét bokkoon na ci déglu kii di Adji Sarr comme ni nu ko defee woon ak Ousmane Sonko waaye mujjewul sotti ci ay fan ginnaaw si kii di Ousmane Sonko gannaaw ba mu dégluwee ñëpp oote di xamle dana dem wuy ji ca la nga xam ne dañu ko jël teg ko ci ndoddam. ñëpp intervenir nañu wax naa leen di parti politique opposition yi daje ñoom ñëpp fii ñëw ñaan ñu ko wax naa leen li nga xam ne mooy suñu kilifa diine yi ndax ñoom dañu wax ni ay régulateurs sociaux lañu. lii lépp nag moo tax ñu wax sénégalais yi ni bu soobee yàlla ëllëg ca waxtu biñ ko waxee dinañu génnee fii suñu kër dox ndànk dem déglu lan la juge 8e cabinet war a wax ak nun ñetti fan ci weeru mars Ousmane Sonko génn këram ngir daal di dem wuyu ji ci ay booru 9h ci kaw tali bi gannaaw bu mu demee Fatolo ak Mermoz mu fekk fa wéy takk der yi daal di arrêté convoi am. fekk suñ ko mu ngi noonu. c'est vous le s'il vous plaît. s'il vous plaît. j'ai 2 minutes. non violence. non violence. mu jur fitna ak coow bi nga xamante ni dara indiwu ko lu dul fii ngay jaar ak duma fi jaar
Ousmane Sonko lànk ne du aw corniche ba tax ba GIGN teg ko loxo tuumal ko trouble à l'ordre public yóbbu ko foofu la ca Colobane section de recherche. ci noone beneen tuuma ñëw gàlluwaat ci ndoddam muy li tubaab di naan trouble à l'ordre public maanaam salfaañi ak indi jaxaso ci nekkinu askan wi loolee jur nakaru xol ci jegeñaale Ousmane Sonko yi tax ba ñu wutali foofu la ca Colobane kan Samba Diéry Diallo ngir daa dine faaw ñu bàyyi seen leader. li ni mel soppi xar kanam Ndakaaru ñu bëri jàpp ne sax ci atum 1963 lañ ko gëj a dund ak i élection ya nga xam ne amaloon nañu ko ci weeru décembre ci at boobu niki tey nag li ko dalee université Cheikh Anta Diop de Dakar. ñoom nag dañoo bëgg a liberté ñoom yi disent qu'ils sont pas des Sonko boy mais liberté rek lañ sonn Moussa Sène. gis nañ ni étudiants yi ñoom cette stratégie bu ñu teg ñii bu ñu indi ay xeer ñii di sànni. ba ca Grand Yoff jaarale ko Colobane ak Parcelles Assainies. dëkk bi dañ ko bokk c'est pas normal de tirer sur des gens qui sont pacifiques. moom dafa ñëw dara lu dul ordre Macky Sall moo leen jox ordre ñuy rey population bi du leneen. ay ndaw mer ba futtu daa di jàkkaarloo ak way takk der yi. ñoom ñi manifester nag fépp fu ñu romb dañu koy taal ba mu jeex tàkk fu mel ni magasin Auchan yi. édifice public yi maanaam bërëbu liggéeykaayu état bi fu mel ni ay commissariat de police ak ay poste de sécurité nekk ca biir Sénégal. Nous ne savons pas quand est-ce que ça va finir parce que nous comptons renouveler ça chaque semaine. ñoom ñi fépp fu ñu jaar danañu ko toj yàq ko ñu bari nag di gis ne daanaka ginnaaw li leen metti dafa mel ni fu mu ne nii moo mel waa France la ñuy bañ a gis si mim réew saxaar si soppi xaru kanam Ndakaaru mu nekk nag la nga xam ne metti na bu baax a baaxa ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllum sàmm ak yelleef doomu aadama waaye it rawatina société civile ak ña nga xam ne itam ay kilifa dina lañu ci ngoon si ginnaaw ab manifestation yi tax ci bëccëg gi ña nga xam ne ñoo bokk ci mouvement de la défense pour la démocratie daal dina yàccaar ci plateau télévision yi ngir naxarlu li nga xam ne Sénégal jot na ko dund di duut baaram tuuma njiitum réew bu Sénégal Macky Sall loolu nag tax ñu dagg signal Walf TV ak signal Sen TV bu groupe des médias lu toll ci ñetti fan. yéen Walf ngeen góorgóorlu Sidi def liggéey tàggat ay nit am ñu muy employé ba ñooñu tey ber seen daara di employé ñeneen ñu wàññi chômage au Sénégal moom Macky Sall mu bëgg a yokk chômage au Sénégal. ngir lan ngir mburoog soow. mais 2009 suñ ko tëjaloon fii du mbéjum kanam. borom a koy fajal boppam.
dogal bi ni mel CNRA moo ko jël mu nekk li nga xam ne métti na lool waa coordination des associations de la presse. journalistes yi di ko couvrir am na si jamono yoo xamante ne préfet de Dakar nee na nañ leen gazé maanaam nañ leen sànni lacrymogène yi. li ñu wooyee loi d'accès à l'information. Le 4 mars, l'organe a mis à exécution ses menaces contre 2 chaînes privées, Walf et Sen TV. Attaque contre le groupe GFM à Dakar et Mbacké, ainsi que le quotidien national Le Soleil. Au regard de toute cette série d'agressions manifestes contre la liberté de presse, la CAP demande la dissolution du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. ak it ay kàngam yu bëri ku mel ni Alioune Tine bu Africa Jom Center. recul des libertés yi mooy d'abord boo xoolee tey boo génnee nga xool alkaati yi ni ñu bare. tu as l'impression d'être dans un état policier. Il faut éviter ça. C'est-à-dire que tu installes la guerre. Il faut ñu bañ a jox l'impression que dañu am kii policier. loolu yëpp taxul ba ñi nga xam ne ñoo nekk ca mbeddama bàyyi seen manifestation yëf yi gën di tar ci jotaay yi ñu bëri fàttali la nga xam ne moo xew yeneen réew nga xam ne ñoo war Sénégal ngir daal di moytu yenn defkatu ñaawte fii ci même réew naka noonu ci aljuma juróomi fan ci weeru mars jëwriñ bi ñu dénk wàllum intérieur Antoine Félix Diome jël kaddu di xamle ca yëngu-yëngu yi nga xam ne Sénégal jot na ko dund ñeenti doomu aadama ñàkk nañ cee bakkanam te moom mu jàpp ne seetlu gi ci jiitu mooy ki nga xamante ni dañ ko topp tuumal ko mu wax ni du wuy ji ñi ngi massawu di jaale ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakken ci xew-xew yi nga xamante ni am na ci fan yi gis nañ ay kaddu yu ñaaw di jib yu àndul ak sutura yu àndul ak teggin acte terroriste gis nañ ko fi yàq alalu jàmbur gis nañ ko fi tooñ ci wàllu waxin wala sax jël ngànnaay nga xamante ni réew mi état bi moom moo am monopole bi moom rek moo ko war a utiliser gis nañ ñu ko yor di ci doxantoo loolu yëpp nag moom dinañ ci taxaw bu soobee yàlla. waa mouvement pour la défense de la démocratie naxarlu génnub Antoine Félix Diome jëwriñ bi ñu dénk wàllum intérieur ndax ñoom dañu jàpp ne lam ci wax dafay takk-takk bi. li nga xam ni moo am ci fan yi ci réew mi te démb tam ministre de l'intérieur àddu muy ni fan yi passé ci ñu réew yi yëngul citoyen dañu jóg taxaw ni dañu bëgg a taxawul Sénégal taxaw pour protéger suñu démocratie ndax Macky Sall ak gouvernement dañu ñëw faaletuñu Sénégalais yi respecté wuñu leen malgré ñi nga xam ne ñu ñaa ngi taxaw di wax di ñaan jàmm mais di taxaw dañu bëgg dëgg ci ak yoo xam si tey jii taxaw dafa jot taxaw nag massivement ci jàmm ak salaam dañuy woo Sénégalais yëpp ci capitale yi ci région yi ci commune yi ci village yi fu nekk ñu génn altine talaata àllarba taxaw waxante ak Macky Sall xool ko ci bët wax ko ni ko doy na. foofu la ca Bignona am keneen ka nga xam ne ñàkk na bakkanam ginnaaw bu mu jotee ab benn bal ci bésub samedi juróomi benn fan ci weeru mars si ëllëg si médiateur de la république Alioune Badara Cissé daal dinay jël kaddu ngir naxarlu li fi xew waaye it ñaax askan wi ñu àndax dal. am na loo xam ni bu ñu ko seetaanee rek ñu ci musiba te ay du yem ci loxo borom. ku nekk xam na ni ci suñu région bii difficulté rek moo fi am nañu góorgóorlu ci jëmbale ñi nañu góorgóorlu ci jigéen ñi nañu góorgóorlu ci xale yi nañu góorgóorlu ci xale yu góor yi wutal leen xëy du fi jeex du fi xaaj maanaam signaux yi nga xam ne ñu ngi koy joxe dafa war nekk des signaux de paix et de sérénité waaye bu fekkee foo dem rek di si takk der taxaw dégage non c'est pas ça. Un peu de correction pour nos populations sans lesquelles nous n'existerions pas kon yal na yàlla def ci ñun woy yal na yàlla sàmm suñu ndaw réew yal na yàlla delloo si leen ñu mën a toog ci kër yi am nañu yaakaar lool ci ki nga xam ne moo fi toog wax nañu ko ay yoonu yoon naam na yàlla def ci moom déglu ba moom balaa dara di xew moom ci waxtaan ak ñoom
ba mu noppee ba pare ñu nga xam ne ay émissaires chefs religieux lañu ñoom it daal di jël kaddu ci institut islamique bu Sénégal ngir daal di addu ci situation ba nga xam ne ma ngay commencé ëpp loxo. jàll na afallahu amma salaf lu jàll dal na ba pare seytaane moo ko dal si biir xol yi yal na yàlla génnee seytaane si biir xol yi lii daal ñun ñëpp nañu wut jàmm ku génn na wut jàmm yàq baaxul defar moo gën islaax defar moo gën yàq suñu yàqee suñu alal la ñuy yàq dañuy doon kon nag yàlla nañu yàlla musal si yàq lii daal ñu mu topp ci nag ab ay dogal nga xam ne nguur gi jël na ko daa di tëji école ya di rupp juróomi ñaari fan ngir xool ba xam ana fan lay mujjee situation bile altine juróomi ñetti fan ci weeru mars kañu tëmal Ousmane Sonko dellu tribunal bu Ndakaaru ngir doyen des juges Samba Sall déglu ko ci mbirum dossier viol bi. nee nañ ko nañ ko bàyyi mu ñibbi suñ ko soxlaa mu wuyu si. ji décision bi ñu jël. décision peuple la du décision justice c'est le peuple ñoom ñoo exiger que ñu libéré ko kon tey jii la volonté et la souveraineté populaire a été rétablie. yeneen tuuma yi yooyu yëpp ay complot yu ñu tegoon la pour que bu ñu ñëwee sëf ko sëf ba mu doon am mbaam boo xam ne dafay sukk dem ci suuf loolu nag nit ñi dàkkal nañ ko. gannaaw bu mu ko dégluwee ba noppi daal di koy placé sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko ñibbi këram. gis ngeen ñi ngi dugg nii fi nga xam ne fi la Ousmane Sonko dëkkee le leader de Pastef les Patriotes. yaakaar naa fii lay gën a leeral ndax gis nga ful bi noonu. yéen a ngi dégg Ousmane Sonko affaire bi yow la. démocratie di moo boo xam ne moom la ñuy gën a dégg fii ci cité Keur Gorgui. Alors Aliou Tine, est-ce que ce vent de décrispation qui souffle sur le Sénégal était attendu? Ah, écoute, bien sûr c'était attendu. ca palais de justice bu Ndakaaru ña fa ne woon di wone seen contentement ci jamono jooju foofu la ca Parcelles Assainies ab benn ndaw manifestant lañu dóor ab bal mu ñàkk ci bakkanam tax boo yëngu-yëngu yi tax lool. da ngay dégg ay grenades lacrymogènes yu koy sànni muy dal ci kaw askan bi mais naam tax que ñi nga xamante ne ñoom actuellement dañoo déglu lu ñuy lax rek. Ousmane Sonko gannaaw bu mouvement M2D woote ca place de l'Obélisque te mu jéewul sotti mu ndax leader yi dem ca siège am ngir daldi wax ak askan wi. dama wax tey ñu ne ma contrôle judiciaire waratoo wax ci dossier bi ma ne juge bu ngeen ci waxee ma wax ci waaye damay gaaral sénégalais yi wallaahi dama ko waat wallaahi lañ ma tuumal bu amoon du ma nangu benn sénégalais am xoosu waxuma laa bakkan bi juróom parce que bu boobaa du ma yem ci lañ ma def rek kese mais damay doon criminel. révolution bi am na ba noppi kenn mënatu koo arrêté. njiitum réew bu Sénégal Macky Sall jël kaddu woote jàmm. Devant tant de violence inouïe, rien ne m'importe plus que la préservation de ce qui forme l'âme de la nation sénégalaise, son cœur battant, sa source de vie et d'épanouissement. En ce qui me concerne, je ferai usage de tous les pouvoirs que me confère ma charge pour consolider le retour au calme et à la sérénité dans l'intérêt supérieur de la nation. ginnaaw loolu yëpp nag la nga xam ne jot na xew ci fan yi yëpp ñu ci bëri yi jàpp ne li ko waral mooy mettit bi nga xam ne moom la àndal askan wi gannaaw bu leen xañee seeni déplacement ci jamono mbas mi la di coronavirus ba nu àndee ak dal ginnaaw yëngu-yëngu yëpp Adji Sarr mi tuumal Ousmane Sonko génn ci tekkaral gi mën a kon daal di wax ak askan wi ngir xamle ni. fekkee ne mosul seq ak man waxatuma sax viol bi wala mosul sëy ak man rek laay wax nawaat yaakamti procès bi mënul weesu instant bi man maa ko gën a yaakamti. complot bi nu koy waxal ne njiitum réew bu Sénégal Macky Sall moo nekk ci ginnaawam xamle na ni takkee wu ci te it laale wu ci. li ma gën a ñor mooy Sénégalais génne seen xel ni complot am wala comme Macky Sall mooy complot ci kanam bu fekkoon ne Macky Sall mooy complot Macky Sall moo ko doon wax ne mu mooy wax lu mu doon seeyee ak ay jabaram
wala mu may wax lu mu doon dund ci biir kër. kii di Adji Sarr mën na seetal njiitum réew bu Sénégal Macky Sall ca la nga xam ne ñu ngi koy tudd ci jëm ci wàllum complot bi waaye li mënta am mënul weddi ne yëngu-yëngu yi fi am ci jamono nguurub Macky Sall la ko Sénégalais yi dundee.